ci tënk soo ko doon tënk ne laaj mooy kan danga naan il est le tout du bien waaw ndax beauté bi muy reflété paix bi muy reflété sécurité bi muy reflété ci apparence am ak ci intérieur am donc c'est inégalable. mu mel ni maam Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu dafa bokk ci góoru yàlla yi nga xam ni li maam Xaadima Jaxate Kala waxoon Seydi Ahmad Tijani loolu moo nekk ci moom ndax maam Xaadima Jaxate Kala dafa wax ni Seydina Cheikh dafa am ñetti ndono xam-xam ak ndono juddu ak ndono leer loolu génnul Seydi Cheikh Ahmad Tijani ndax bi mu waxee ni fa ilayka yabna muhammadin naadaani chiyamun valeur yooyu dafa ñëwaat ci moom moo tax ci côté xam-xamam kenn amul koo koy tëkkaleel ci xam-xam. njàngaleem kenn xamul nu mu toll li ñu ci mën a jël bëri na bëri boo xam ne maanaam boo ko doon déglu bu doon fi mu ne nii peek nga lépp li nga xamante ni moom mooy waxtaan bu mu mës a def cassette bu mu mës a def saa boo ko dégluwaatee di nga ci amaat lu bees loo xamante ni moom nga ciy déggaat loo jotul woon dégg bi nga ko yoon yi nga ko jot a déglu yépp te à chaque fois daf lay gën a gindi. parce que lii def particularité ay enseignement am mooy ay enseignement am dañu nekk sur diverses formes c'est-à-dire Seydi Cheikh bind na livre d'ailleurs bi mu gënee nekk xale à l'âge de 16 ans la publié premier livre donc ci côté enseignement yooyu noonu donc mën nga utiliser ses écrits muy benn part ci ay enseignement am nga jëriñu si beneen bi mën nga utiliser ses textes ou bien lettres ouvertes yi nga xam ne daan na ko bind tamit te muy dugg cadre ba tey ci ay écrits am ci pour ay enseignement am beneen bi mooy ses causeries yi nga xam ne daan na koy animer un peu partout dans le Sénégal yooyu tamit mën na dugg ci li nga xam ne moom mooy ay enseignement beneen bi mooy les gàmmu yi nga xam ne daan na ko si mujjantal dina de 98 à 2011 doon na ko animé ci champ de course du Tivaouane donc loolu tamit mën na nekk source boo mën tirer ay enseignement beneen bi nag te mooy bi ma si gën a neex mooy c'est ces enseignements pratiques te su ma ko li ma tuddee enseignement pratique bi mooy façon bi nga xam ne moom la sëñ Cheikh daan dundee. li gën a extraordinaire si maam Cheikh moom mooy ñun enseignement am parce que enseignement am nag man li ma si jàpp mooy ñetti affaire bu si njëkk bi c'est que maam Cheikh nu mu ñu présenté Maodo c'est-à-dire su ma waxee Maodo à travers Maodo maa ngi wax mag ñi parce que maam Cheikh mystifié wul mag ñi parce que il nous a présenté Maodo comme benn mystique comme benn intellectuel waaye comme benn scientifique. man damay faral di wax ne képp ku mu tollool nopp du sa morom ci xam-xam du caagee ni par loola nag Serigne Cheikh Tidiane Sy mun nga wax ni du sama sëriñ mun nga wax ni juruma ci deret mun nga wax ni ëppalewuma alal mun nga wax ni gënumaa doon sénégalais wante rawuma moom kenn ñemewu ko wax. waaw amul benn gox booy dem ci Sénégal lu dul ci àdduna di nga fa fekk koo xam ne ci formation bi la jóge je parle pas di waxuma daayira bi benn entité mais à part daayira bi ci wàllu àdduna ci murit ci laayeen ci xaadir ci ñaseen ci ay chrétien foo dem rek ci àdduna bi di nga fa fekk une partie ci enseignement waaw loolu nag ku amul ouverture d'esprit maanaam loolu mënuloo ko. man li ma gën a jaaxal ci moom mooy conférence am boo koy déglu dina laal tous les aspects de la vie dina laal politique dina laal famille dina laal nit nu muy defaroo aspect yëpp lépp la lay jàngal ba da nga xamante ni dangay dem
ba yenn saay boo jànkoonteeleeg dara ci sa biir àddina yow li ngay njëkk xalaat mooy maam Cheikh de kat waxoon na lii ci lii jotoon na ci jàngale lii doo ko fàtte donc waxtaanam ci benn waxtaan dina ci peeg loolu yëpp tabarkàlla macha allah. yàlla bi sax am na li mu wax ne wa badaa'i tabqa ala al azmaani wa badaa'i tabqa ala al azmaani maanaam méthode bi philosophie bi jamono du ko mës a weddi bi muy dund nag am na ñu ko nanguwul woon mais tey jii ubbil sa nopp jant boo xëy ba jant bii so da koo dégg muy wax dana ni Serigne Cheikh nee na woon Serigne Cheikh nee na woon loolu lan lay tekki mooy wa badaa'i tabqa ala al azman te loolu li ko may ñaar la mooy jàng ci texte yi ba noppi interroger phénomène yi comme ni mu koy faral di waxee kon loolu la ko yàlla defal ci côté xam-xam côté téere nag kenn warante wu ko ndax ku yàlla def Serigne Babacar Sy di sa Serigne te nee na Serigne Babacar Sy bu la jàngalee benn téere fukki téere ngay am kon kooku kenn amul lu ñuy wax ci côté xam-xamam. bu dee ci cadre littérature dañ koy def lu méthodique jëkkee ci borom bi subhaanahu wa taala mu bind ci daaxaat bi nuri jamalika al axlaaq delloo ko njukkal ci li yàlla yàllool yëpp ci wàllu autorité ak ci wàllu tëral jóge ci borom bi subhaanahu wa taala dem ci yonent yi dafay jóge ci kaw di ñëw ngeen suivre méthode bi bu baax a baax bi mu defee taaxat ci borom bi subhaanahu wa taala teg ci ajibu daayal mawla loolu yàlla la ko séddee du ma ne pare na ci yàlla waaye mu def pause ñëw ci yonent yi jël yonent yëpp wala une partie ci yonent yi lu mat juróom wala juróom benn tënk leen ci benn xasida c'est extraordinaire maanaam fexewul benn yonent bu nekk mu def ci dafa def leen tënk ci benn xasida lu mat ñeent wala juróomi yonent ci ilayka bi sirril kaayinaati tawassul waaw jiital yonent bi huwa sirrul kaayinaat suñu nee sirrul kaayinaat mooy le secret de l'existentialisme tout ce qui existe yonent bi mooy sa secret moom la maam si daaj maa ngi wax ne maa fil bariyati man lam tasqi karaman min nurihi rabbana yàlla yàlla amul lenn lu nekk ci univers bi lu dul ne yàlla nandal na la ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne ilayka bi sirril kaayinaati tawassuli waaye wa sirri salal qur'aan yi wa tanazzuli ndax alquran mooy suñu livre ñun waaw commencé nag waxaaka bii fii waxsatin qablu aadam tudd Nuux tudd Isa tudd Moussa tudd Yaqub min faqdil habibayni Yuusufin c'est extraordinaire maanaam dafa mel ni day ni yàlla def jël sootu anbiya tudd ci maanaam yonent yu bari wala nga dem ci sootu Lan'am dem ci tilka hujjatuna ateenaa Ibrahim tudd fa lu mat presque 18 yonent mu jël benn xasida bu gàtt jël lu mat juróom wala juróom-ñaari yonent dugal leen ci benn paragraphe mu pare ci yonent yi song nitu yàlla yi nag seen maître mooy Cheikh na Tijaan Chérif al Fatimi waaw def ci moom xasidaam bu rëy bu fay lay képp na Muhammadin naadani boobu à chaque fois dafay bees lu tax dafay bees terme yi mu ci utiliser du arab yii nii daf ko jëlee ci biir laboratoire spirituel u Cheikh na Tijaan Chérif Fatimi moo tax du jàng arab moo koy traduire non à chaque fois suñ koy jàng sa kanam da ngay xam ne lii am na énergie bu ci nekk li waa ji waxoon am na loo xam ne soo ko waxoon law bi su amul lu mu la jox mu jaay baamam jox la ko moo tax Cheikh da ko mës a bàyyi waaw li ma ci neex nag ci biir foofu hada maay fi wasati hada maay fi soxbati hada maal wujdaani li mu ko kole ba bu wéetee mu wéttali ko su wéttali ko mu wéttali ko waaw lancé un défi boo xam ne ba ilaa yawmi diin kenn du ko dindi maa misati in lam yakun fii misati ma yastazilu bu yafri ak xaadasaat waaw wax ne su ma meloon lu ma neexit du ma tee jariñu ci moom am na yoo xam ne jagle borom bi subhanahu wa taala waaw waaw ak yu shabbihuni bi ba'di kulli mushabbihin waaw wax ne nurule bi ñu koy nurule Cheikh waaw ba
ca fin bi mu ne aw qultu li al ahmad ahmadu cheikh Tidiane Chérif il Fatimi ak ahmadam daanaka benn la moo tax mu ne cheikh bu ndaw amul te ay turandoom yëpp dafay reflété wu ci ñoom waaw buñ ko tuddee ne di nga am personnalité di nga am jom ñaari yooyu moom loo ñàkk di nga am personnalité di nga am jom te xam-xam aussi di nga ko am waaw loolu moom ñett yi moom garanti la ko waaw ñu pose ci cheikh dugg ci Cheikh Omar ndax on peut pas parler mënuñu wax di nit ci yàlla yëpp waaw dugg ci Cheikh Omar mu wax yaa ashbaha naasi bil Faaruq yaa Omar waaw ñi ñu tuddee Cheikh Omar bëri nañu waaye yow yaa leen ci gën a nuru maanaam ñi ñu tuddee Omar ibn Khattab bëri nañu waaye ci turandoo yi yow yaa ci gën a nuru Omar ibn Khattab waaw ne ko dafa mel ni alxuraan dañ ko wax yi waat ci pratique ci sa jëmm waaw nga jëfe ko waaw mu jóge ci Cheikh Omar ñëw ci soppee boppam bi Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu waaw def portrait bu am solo am na beneen bu mu bind ci Majhulul Umma l'inconnu de la nation mais boo demee ci biir ala Malikan ci la lay jox portrait kan mooy Seydi Hadji Malick naa temps bi du nu may ñu dugg ci xuus ci ala Malikan fi sultatin min jalali temps bi moom ñu dul may ñu dugg ci waaye boo bëggee am portrait rebo ak réalisation Seydi Hadji Malick soo ko demee dana la ko indi. xam nga souvent nitu yàlla yi dañ leen di présenter ba nga xam ne dañuy inaccessible aux gens parce que dañu ne ay nit la ñu woon dañ ñu bëri nañu sam nit la ñu woon nag dafa ñëwoon jox leen benn dimension boo xam ne c'est inaccessible au commun des mortels mais Mame Cheikh moom daf ñu wàcceel mag ñi ba nga xam ne dañoo nekk ñu accessible parce que bu njëkk bi dafa présenter Maodo comme noonu ko waxee. En tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, mais en tant que mystique. Mais si on regarde, même les gens qui sont jàngale, si on regarde Serigne Aliou Ngueye, wax ñoom Serigne Seybatou, wax ñoom Serigne Bira Sarr, mais chaque fois daf ñu koy wàccee ci benn dimension littéraire. C'est ça qui est intéressant avec Mame Cheikh. moom mooy nekkul wax rek di wax ne Serigne Aliou Ngueye dafii la nekkoon mag la boo xam ne kenn mënul mel yàlla daal moo ko fande waaye daf ñu koy présenter benn façon boo xam ne ñun dañuy xam ne mën nañu roy Serigne Aliou Ngueye parce que day ne suma xoolal lu muy présenté Serigne Seybatou di wax Serigne Seybatou soo amee souci soo demee si néegam soo toogee rek sa souci yëpp day jeex mu woote pour ñu may la ndox bu ma daan dem kër Serigne Seybatou dama daan jaan yoon bu nga xam ne amul woon naaj c'est ça la littérature parce que la littérature c'est ça parce que littérature dañ lay wax ne suñu lay présenté benn personnage dañuy camper décor di wax ne vent bi dafa doon souffler jour boobu les nuages étaient comme ça les oiseaux di la présenter personnage bi te yegguñ si personnage bi Mame Cheikh loolu moo tax noonu la ñuy présenter mag ñi sous forme littéraire la ñu ko présenter loolu moo tax ñun ñu bëgg mag ñi ba pare dafa fexe ba mag ñi mu accessible à nous Serigne Aliou Ngueye ñun mun nañ ko def camarade roy ko Serigne Seybatou mun nañ ko def camarade roy ko donc dimension boobu moo am solo quoi c'est-à-dire il n'a rien mystifié il a présenté les choses de façon rationnelle et simple et accessible. jóge ci Seydi Hadji Malick ñëw ci sëriñ boppam muy Cheikh Al Khalifa waaw daanaka mooy léppam waaw mooy suñu lépp sax ñun man mooy sama copain waaye moom moo def connexion ñun ñëpp moom moo ñu connecté ci Serigne Babacar waaw xiddi suñu diggante ak moom waaw mu Abuna Aboubakar yéen ñëpp mën ngeen ko waaw waxaftu ala babil xalifati yéen ñëpp mën ngeen ko waaw waaye am na fu mu ko waxee ne wa arjuuka fawqal kulli wallaahu shaahid afil ard min baadil xalifati sukkaan yaakaar naa la maanaam leneen lu maanaam yaakaar naa la leneen wëlis wax maanaam ku dul yow yaakaaruma ko ci wax wa arjuuka fawqal kulli wallaahu shaahid bu amee lu may jëriñ wala lu may dor wala ci yow lay jóge te yàlla sedd na maanaam seetlu bi mën a seetlu ne nag afil ard min baadil xalifati sukkaan ne est-ce que am na ci kaw suuf maanaam endroit bu mu mën a refusé wu bu dul ci Cheikh Al Khalifa dem ba ci biir wax ne waha ana min hubbil xalifati sakran waaw ndeysaan mu ne cofeel bu doon mandilaate ma ne sama cofeel ci Cheikh Al Khalifa mandilaate waaw ndax tamit Cheikh Al Khalifa desalu ko dara
waaw desalu ko dara waaw. ci wàllu littérature ba léegi wax na ci économie jël tool way ci muy buleel xasida boobu du tool kase mais enseignement bu yaatoo yaatu la wax na ci atome wax na ci voyage même voyage yi ngeen di dégg fal yaqtarid am yàlla nee na boo bëggee am jom da ngay def des centaines de kilomètres pour découvrir àdduna waaw wax ci liggéey ci xasida bi mu tuddee ardu bu leen ci wàllu économie waaw ñaan bi aussi ñaanal ñiy yëngatu ndax moom ku amul jom la ci wàllu taxawaay waaw am na fu muy bindee ne wa kassir risqa wa atil baraka li kulli ma yaxtaaru min al xaraka waaw wa kassir risqa wa atil baraka li kulli ma yaxtaaru min al xaraka waaw nee na nga bëril wërsëg na nga defal barke ci sama njaboot képp koo xam ne nangu na liggéey bon ku góorgóorlu tuuti rek dem ndax ñaan bi defar na ko ba pare waaw wax ci yaa ayyuhal awlaad xale yi dénk leen usikum bi ta'addubin wa tafakkurin wa ta'ammuqin fil bahs kal aslaaf yar góorgóorlu ci recherche réflexion waaw wax ci fiatun tasuddu ila najaati rahila boobu mu ngi doon joxoñ ñëw daayira bi ci seen taxawaay ci wàllu xam-xam ak ci wàllu relever défi bi fi mag ñi bàyyi woon. li nga xam ni moom mooy lu jëm ci wàllu ces enseignements nag ci surtout ci cadre jeunesse bi li nga xam ne moom moo jëm ci cadre jeunesse bi loolu noonu luñ ci mën indi du jeex mais dañ siy jël ñett rek yi nga xam ne daanaka moom moo gën a fës te mooy xasida bi mu def si yaa ayyuhal awlaadu indi si carrément ay conseils pour la jeunesse def na beneen xasida si yaa Sénégalu boobu noonu la ñu traduire moom mooy exhortation à la jeunesse nit yi xam nañ ko beneen bi mooy ay waxin wala boog ay ndénkaan yi nga xam ni tamit daan na ko jox jeunesse bi te man bi ma ciy gën a marqué mooy li mu faral di wax ni jeunesse na nga fexe ndaw na nga fexe ba bul am jot te boo defee ñett sa farata dina la permettre nga bañ am jot parce que yu bëre yi nga xam ni moom ndaw dina si dugg en général am jot moo koy may donc bu nu organiser dund ndaw bi ba nga xam ni du am jot rek lu bëree mën nag bañ yu bëre yoo nga xam ni dafay tardel dund nit ki ak évolution ci cadre spirituel wala boog économique wala bu mu mënti den yooyu noonu dina ko ci dimbale te mooy li mu ne woon na ngay fexe ñett nga def ko farata bu si jëkk mooy nga fexe sa bopp nga def si xam-xam sa dënn nga def si leer sa poche nga def si dépense donc ñett yooyu noonu bu nekkee sa farata rek doo am temps di nekk ci ay futilité ba li nga xam ni moom moo la war nga bañ ko def beneen bi mooy ba tey ci cadre li nga xam ne moom la war mën servir comme jeunes yi te muy dellu ci cadre prise de responsabilité parce que jeune tamit xam nga ñu ngi koy wax responsabilité nekkul loo xam ni da nga koy am nii mais da nga koy xam parce que ci cadre booy mënti évoluer moo xam ci cadre familial la moo xam ci cadre sociétal la tamit donc il va falloir nga jàngat sa environnement ba nga xam époque bi nga nekk wala boog génération bi nga nekk exactement quels sont les défis majeurs pour yow nga mën relever défis yooyu noonu. ñu bëri xam nañ tabeem ñu bëri xam nañu tabeem ci anecdote yi am na sama maam mooy ki may wax ni moom mooy xaritu Baye Omar Samb sama papa nee na ma bés dafa ñëw dénk ko xaalis c'était dans les années 70 xaw ma 60 entre années 60 et années 70 à Saint-Louis dénk ko xaalis ni ko dencal ma ko sama papa boobu mi ngi Dakar di liggéey sama papa bi mu ñëwee comme tubaab yi la doon liggéeyandool mi ngi nekkoon à la marine française mu ñëw tubaab yi mu doon liggéeyal mu laaj leen ne leen est-ce que mën naa jël xaalis bi def ko ci biir kii bi nu mu tuddati def ko ci biir coffre-fort bi tubaab bi ne ko xaalis bi ñaata la en ce temps-là c'était plus d'1 million de francs tubaab bi ne ko foo jëlee xaalis bi mu ne ko sam papa mu ko dénk tubaab bi ne ko xaalis bi mënoo ko dugal ci sunu coffre-fort parce que coffre-fort bi dafay def xaalisu loo xamante ni mënul ëpp te mënul wàññeeku li ma lay conseiller mooy nga ubbi compte bancaire nga def ko ci xaalis bi tubaab bi pare foofu dem mu wëree ko tubaab yëpp ne leen regardez le papa de Petit Mbaye
il se balade avec des millions. sama papa nettali ma ko ma ree léegi nag ñu toog nee na ab diir bi mu toogee diir toog na lu yàgg bu ko dénkee bu xaalis ba jeexee mu ñëwaat dénkaat ko encore ba bés mu laaj ko ne ko doo ma laaj fan laa jëlee xaalis boobu ba léegi maa ngi lay dénk te doo ma laaj fan laay jëlee xaalis sama papa ne ko waaw dama doon xaar nga wax ma rek moo tax bëgguma la ko woon wax mu ne ko xaalis bi Serigne Cheikh moo ma koy jox. ci la sama papa xam ne maam Cheikh am na benn relation bi ak moom te comme moom mu xaddam moom la woon Serigne Babacar moo ko boole woon ak Serigne Cheikh comme Baye Omar Samb ni ko Serigne Babacar boole ak Serigne Cheikh. bés Serigne Cheikh da ko woolu woon Dakar pour mission bi mu ñëwee mission fii Dakar mu nekk fi ba mission bi jeex mu dem tàggoo pour gisante ak Serigne Cheikh pour tàggu ko dem ñibbi. Serigne Cheikh ne ko na xaar donc mu delluwaat dem toog di xaar boobu ñuy waajal julli tabaski bi julli tabaski bi ñëw bay jege di gën a jege à chaque fois bu delluwaatee pour demander ko audience rek Serigne Cheikh ne ko xaaral ba mu benn instant nag tabaski bi di jege carrément mu daal di koy bind lettre ne ko tabaski baa ngi ñëw te dama bëggoon nga yeewi ma daw dem ci njaboot ga. après maam Cheikh daal di koy jox rendez-vous mu ñëw bi mu ñëwee première question bi mu ko laaj xam nga mooy lan daf ko ne Lamine foo dëkk mu ne ko man ne ko Ndar laa dëkk maam Cheikh ne ko est-ce que Ndar nga dëkk nee na tontuwul waxul dara. sa maam feebar bien après ça bien après des années après je dirais même peut-être deux décennies après mu feebar ñëw ñu faj ko fii Dakar mais bi ñu ko indee Dakar pour faj ko fi vraiment maam Cheikh jël en charge lépp ndax kóllëre lépp la jël en charge tout dara manqué wul bi mu toogee Dakar. mu dénkaane parce que mag ñi dañoo xam mu dénkaane boppam mu ne bu yàlla dogalee mu tane ba dem Ndar bu fa décédé nañ ko fa suul waaye bu yàlla dogalee mu décédé Dakar bu ñu romb Tiwaawan bu ñu ko yóbbu ba Tiwaawan nañ ko fa suul ndax rus na romb Tiwaawan ñu koy yóbbu Ndar di ko fa suul yàlla dogal mu gaañoo Dakar. mi ngi ñu suul Tiwaawan mu indi wax ja ko maam Cheikh waxoon est-ce que Ndar nga dëkk loolu mooy réponse bi dëkkul Ndar Tiwaawan la dëkk. donc loolu wane na ni moom xam na fi yëf yi di mujj laata muy commencé bi ci des mooy yàllaa ko baaxaloon baaxal ko mbaax gu toll nii alal du woon problème am. koo dégg ci àdduna bi muy wax danaan waroon naa dajeeg Serigne Cheikh ba mu régler sama problème taximaan yi di ko wër te li muy yulli ci alal loolu lay yulli ci xam-xam loolu lay yulli ci cëru yàlla moo tax kenn la koo xamante ni kay bokkul ak ñi ci des mën nga bokk ak moom sant bi nag nga sant si mu sant si mën nga bokk ak moom réew mi ngay sénégalais am nationalité mu am mu nekk nationalité waaye ci bu fekkente ni bi am na koy déglu yàlla di waxanteeg moom yàlla du waxanteeg yow moom la yàlla di waxanteel li ma wax ni nag du côté par parloo de loo xam ne du nga koo dund la dañ koo dund. man la première chose à laquelle je pense mooy son humilité c'est-à-dire Seydi Cheikh moo nekkoon nit koo xam ni dafa oyofoon trop te ku xam li ñu mën xam ci moom ak li mu réalise yëpp ci dundam si cadre ni mu nekkee woon koo xam ni il est multidimensionnel ci ni nga xamee ni noonu la li nga xam ne moom mooy œuvre am ni mu yaatoo donc di nga xam ni donc nekkoon na ku humble parce que moom moo waxaloon boppam ni l'homme n'est toute chose qu'élément de synthèse dont l'humilité et seule l'humilité reste non seulement le fondement mais la signification même de sa grandeur. Donc pour wane ni exactement moom humilité boobu dafa nekkoon loo xam ni daf ko doon dundee carrément
parce que boo jàngee li nga xam ni moom la réaliser ci cadre diine jàng li nga xam ni moom la réaliser te liggéey ko ci cadre tarixa jàng li nga xam ni moom la réaliser encore ci cadre pénc te muy li mu defal Sénégal ci boppam et d'une manière générale li mu defal àdduna yëpp parce que c'était un homme universel. donc boo xamee loolu yëpp di nga xam ni nit ku universel la woon mais di nga xam ni tamit nit ku humble la woon ci ni mu réaliser loolu yëpp ba pare daanaka kenn xamu ko mais loolu noonu dàkkantal bi moo koy junj te mooy li mu nekk Al Maktoum. maintenant dafa am lu Cheikh Abdoulaye Dieye defoon témoignage ci moom te mooy dafa ne woon quiconque connaît Cheikh Ahmed Tidiane Sy connaît en lui cette vaste modestie mais qu'il a su dissimuler au loin des préjugés parce que tamit quoi qu'on puisse dire pencu Sénégal la ñu nekk mu ni parce que il a su se créer une loi au-dessus de la loi sociale. donc donte ni nekkoon na nit koo xam ni ku humble la woon ku modeste la woon mais defu ko woon mu nekk modestie d'apparence wala humilité d'apparence dafa nekkoon loo xam ni daf ko incarné ci boppam mu nekk loo xam ni moom moo koy dundal. looloo tax defu ko woon loo xam ni rek dafay nekk genre en quelque sorte ñu baal ma baatu tricherie ci penc bi mais daf ko defoon loo xam ni daf ko jëmmaal ci boppam ba li nga xam ni moom lay jëflante ci penc bi yëpp loolu noonu humilité boobu daf siy dépendre. fi mu teg jigéen nag man moom dama ci fier parce que su ma ko sañoon a wax dama naan c'est un amoureux des femmes li mu jàngale ci jigéen kenn xamul nu mu toll te du doon loo xamante ni parce que am na ñoo xamante ni dañuy ñëw wax la parce que dañuy wax man ma ñëw toog di waaraate damay waaraate ci lii ma waaraate ci wax ci li ci téere wax li ci alquran wax li ci yàlla wax wax ba ñu tàccu ma dem kii te fekk na li may wax yëpp gëmuma ci dara mais gëm gi nga xamante ni moom la ko gëm ak fi mu teg famille bi ma toogee ba mu dégg ko benn anecdote bu mu doon wax xaw ma kan la doon waxati ba mu wax ko ne ko borom këram da koo saaga mu dem ne ko dama fayu ci soxna boo xamante ni borom këram da koo saaga te da ngay dégg ñu naan la ko te jonge sa jëkkër bu la defee dara sax yow da nga war a muñ da nga war a def lii juste pour dire fi nga xamante ni fa la teg jigéen te aussi à juste titre ndax jigéen mooy ki nga xamante ni moom mooy defar famille moom mooy source famille lu ne jàngale na ko ci jigéen. En tant que jeune il a été entrepreneur il a été cultivateur il a été conducteur ou bien transporteur donc activité champ d'activité yooyu noonu yëpp occupé woon nag nekkoon un homme politique donc yooyu noonu yëpp nekkoon na yoo xam ni dundam dëkk tënkoon moo tax su ñuy wax ci enseignement am luñ ci mën tënk da nga naan partie yooyu noonu yëpp moo xam lu jëm ci wàllu bindam la moo xam lu jëm ci wàllu ay sorteem la wala texte lettre ouverte yu mu daan bind wala ba causerie yu mu daan animé wala ba gàmmu yi nga xam ni moom la animé te ñu mën ko am seetaan maintenant sur internet wala un peu partout ci à travers les vidéos donc yooyu noonu yëpp ay sources d'enseignement la yoo xam ni mën nañ fa dem pour jël ay enseignement am. beneen bi aussi moom mooy son universalité Mame Cheikh moom dafa universel parce que moom nu muy présenter spiritualité c'est au-delà des dogmes des religions et des rites Mame Cheikh la spiritualité bu mu lay présenter parce que déjà moom nu mu lay waxee spiritualité moom mooy c'est accessible yonent bi parce que yonent bi yàlla dafa ne ko ba dimension bu gën a kawe ci wàllu spiritualité mooy yonent bi rañaan bi mu def subhaanallazi asra bi abdihi la wax yàlla waxul bi nabi waxul bi rasulihi dafa ne bi abdihi donc c'est accessible aux gens waxul sax bi rasulihi waxul bi n'est-ce pas donc Mame Cheikh c'est comme ça qu'il nous a présenté cette spiritualité bu accessible à tout le monde nga xam ne foo mënta jóge noo mënta mel c'est accessible te ba pare mi ngi si ku ne loolu lay wax si universalité fu mu fekk lu baax rek dem na ko jële damay wax ni yenn saay mën nañu surtout pour ñun jeunes si ñi nga xam ni ñoo bëgg jàng politique wala ñoo bëgg def politique ci nga xam ci anam bi nga xam ne moom moo gënee bu ñu revisiter histoire Seydi Cheikh dañuy permettre ñu gën a xam le vrai sens même de la politique te mooy Seydi Cheikh même création parti politique am nettali na ko boppam gàmmu 2009 tëbul tëb rek créer parti politique en 1955 la jëkk mettre en place en tant que citoyen la mettre en place l'association éducative pour l'éducation islamique mu nekkoon association boo xam dafa nekkoon une association citoyenne boo xam ni
pour ay doxalinu penc moo ko taxoon jóg donc mu nekkoon nit koo xam ni ci cadre doxalinu penc tamit sa vie en communauté dafa nekkoon loo xam daf ci teniroon mu nekk un citoyen modèle donc ci cadre engagement citoyen la mettroon en place que ça soit association boobu noonu ba bi muy lancé son journal te mu tuddoon journal boobu ñu doon wax Islam éternel en 1955 donc ci activité yooyu noonu nga xam ne daan na ko mu ne en tant que citoyen ci biir activité yooyu noonu bi nga xamee ni nettali na ko en 2009 même ci ampleur bi nga xam ne activité yooyu mi ngi ko doon jël nit yi di gis njëriñ bi mu leen amal loolu noonu dafay jur mbooloo boobu toppoon ko moo taxoon mu dem bu commencé jur fiiraange ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ëttu politique bi maintenant bi nga xamee ne commencé na jur fiiraange ci moom ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci ëttu politique bi ñoom tamit ñu ni doomu sëriñ la bu bëggee am mbooloo bu ko topp ci cadre boobu muy mettre en œuvre wala boog en action ay action citoyenne tamit ay beneen mbooloo bëgg ko ci topp kon bu ñu fekk ci langue politique bi daf ñuy mëne donc looloo taxoon ñu def seen déclaration bi defee wuñ ko woon sax Sénégal mi ngi koy nettali bi ñu defee seen déclaration bi te amul yéene dissoudre son mouvement pour parer loolu noonu mu transformer mouvement bi en parti politique donc da ngay gis ni nekkul woon carrément objectif politicien moo ko ci dugaloon mais c'était plus pour dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy doon dund ci communauté am moo taxoon mu mettre en place ce mouvement citoyen là bi nga xamee ne bëgg nañ dissoudre mouvement citoyen bi maintenant pour des raisons politiciennes il a transformé ça en parti politique te parti politique dafay am récépissé dafay am toutes les franchises yi nga xam ne ñoom ñooy légal pour mën a nekk en place du coup ñi nga xam ne ñoom ñoo doon teg manœuvre yooyu pour dissoudre son mouvement dootuñu woon dissoudre mouvement bi donc li tax ma def historique boobu noonu c'est pour wane exactement sens u engagement politique am wala mi ngi juddoo ci engagement citoyen donc ce sont les raisons yi nga xam ne moom moo ko poussé pour mu mettre en place ce parti politique là nekkul woon rek ay raisons yu politique wala boog bëgg nguur nettali naka boppam ba bi muy nekk un candidat présidentiel def ko woon pour bëgg nguur mais daf ko defoon juste parce que dañ ko bëggoon acculer mu wane ni comme ni mu ko waxee citoyen la comme tout le monde donc engagement citoyen boobu noonu pour servir exactement la cité donc loolu noonu mooy li nga xam ne moom moo sous-tendroon exactement son action politique. Maam Cheikh nag moom boo ko gisee man moom ci sama gis-gisu bopp man bu ma ko gisee daf may jox incarnation wu noblesse ak aristocratie te bu may wax noblesse ak aristocratie du ni ko nit ñi xamee comme niñ koy gisee ci àddina bi que par exemple bu ñu joxee exemple la reine Elisabeth II dinañ wax ne moom ci noblesse bi la bokk aristocratie bañ nañ ko ba ni ñuy sëyantee ci seen biir et cetera nu muy demee déedéet noblesse ak aristocratie bi may wax boo xoolee bu Maam Cheikh amul lenn loo ko mën a méngale loo xamante ni dafa terrestre c'est pas possible donc mënul def lu dul céleste donc c'est la noblesse et l'aristocratie céleste man loolu mooy Maam Cheikh ci man tabarkàlla su ma ko xoolee jëfin ga doxin ba solo bi lépp tabarkàlla lépp macha allah. ci sa dimension intellectuelle xam nga Alé Sow dafa nettali lu am solo dafa ni dafa mus fekk Serigne Cheikh boobu c'était à l'étranger Serigne Cheikh woolu ko nee na bi mu ñëwee fekk Serigne Cheikh boobu dafa amoon gan boo xam ni c'était un grand scientifique médecin la woon. nee na ci seen biir waxtaan moom ak médecin bi Serigne Cheikh nee na médecin bi daal di posé Serigne Cheikh benn question ni que Seyd Cheikh est-ce que yaakaaroo ni alxuraan yenn saa yi dina ci am yenn aayaat wala yenn wax yoo xam ni suñu borom indi nag ci biir alxuraan te ñu mu nekk loo xam ne lu ñu mën a abroger la parce que ni jamono di doxee dafay xewi Serigne Cheikh reetaan ni ko ci lu demee nan nee na mu ni ko parce que bu ma jëlee ayatul kursi yu nee na moo waaw nee na scientifique bi parce que ñoom tamit dañu am kii yitte di ko tëril ayatul kursi yi naan ko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a nee na scientifique bi ni que wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ni que est-ce que aaya boobu waruñ ko mën xoolaat mu ni que parce que moment bi yàlla di wax loolu yonent bi ni que xam-xam dafa yaatu science yaatu na yaatuwaay boo xam ni toq
lañ ci tibbal nit ñi pour ñu jëriñoo ko. mu ni que mais jamono bi mu koy wax yonent bi boobu noonu évolution amul woon ci côté science maintenant évolution yi fi jaar yëpp ba léegi ñun par exemple ci cadre médecine am nañ ay laboratoire yu sophistiqué ci cadre géographie par exemple tamit léegi nit yi dañuy dem di visiter les autres planètes dañuy dem on a même mis les pieds sur la lune donc évolution boobu noonu yëpp ñu am fi ak découverte yooyu noonu ñu def ci xam-xam donc est-ce que jaadooti na ñu naan walaa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa loolu foog ñu xoolaat ko. nee na Seydou Cheikh daal dee ree Aliou Sow nag nee na moment boobu noonu moom xawoon na jaaxle parce que scientifique bu toll noonu mu posé question bu toll noonu Seydou Cheikh si ki nga xam ne nitu daara la moom yaakaaroon na Serigne Cheikh dina xaw tergiversé nee na Serigne Cheikh ni que bon n'est-ce pas yow médecin nga nee na mu ni ko waaw nee na mu ni que bien si seen laboratoire yi goutte de sang nee na mu ni ko goutte de sang benn goutte de sang mu ni ko waaw nee na mu ni ko est-ce que mën nga ma wax composants yi nee na mu ni ko bien sûr. leucocytes yi fii les hématies yi fii le plasma et cetera nee na mu ni ko d'accord Aliou Seye nee na ba tey man maa ngi jaaxle rek ndax médecin bu toll noonu nga naan ko composant wu goutte de sang nee na mu ni ko bon si seen laboratoire yi ba tey goutte de sang boobu bu ngeen ko jëlee composant am yooyu est-ce que di ngeen leen mën a séparer c'est-à-dire nga jël leucocyte bi teg fii hématie bi teg fii plasma et cetera nee na mu ni ko loolu bien sûr ça se fait dans nos laboratoires loolu boo jëlee goutte de sang mën nga bu nee nga tàqali que nii ne Sey Cheikh ni ko d'accord. maintenant toutefois ngeen teqali éléments yooyu nga xam ne moom mooy formuler goutte de sang bi est-ce que bu ngeen ko teqalee ba pare maintenant bu ngeen ko rassemblé waat di ngeen mën amaat goutte de sang nee na scientifique bi ko non non ça c'est pas possible nee na Seydou Cheikh ni ko walaa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa mu ne ko parce que yàlla moo lànk parce que am ngeen capacité wu nit am problème mu xol ñu jël xolam changé ko indi jox defal ko beneen am ngeen capacité wu nit am problème mu rein ñu jël rein bi changé defal ko beneen et cetera mais benn goutte de sang bu gën a ndaw sax benn goutte de sang bu gën a ndaw amagu leen capacité wu defar ko parce que li moo lay won ni li yàlla indi ci xam-xam tuuti la ci jamono donc loolu noonu Aliou Sow nee na moom boobu noonu daf ko marqué trop parce que yaakaaroon na problème bi scientifique bi posé ni mu yaatoo ak ni mu xawee compliqué ak réponse bi ko Seydou Cheikh jox ci benn goutte de sang te daf ko fekk ci encore ci biir domaine am donc il était vraiment éberlué donc yooyu noonu yëpp pour wane exactement ci cadre nitu daara ci côté xam-xam ak ouverture am li nga xam ne nekkoon na homme de culture donc yooyu noonu yëpp nekk yoo xam ne macha allah mu nekk jëriñoo muy servir d'exemple. ana shahidun fi dalik fekke naa waxtaanu Serigne Cheikh en 73 fii ci Caaroy Géej fi dend ak cinéma bi Serigne Cheikh di def waxtaan di firi benn baat ci arab bu ñuy tuddee ulul albaab mu koy firi jekki-jekki ba mu yàgg am ndox mu tuuru ci bâche bi jóge ci bâche bi tuuru ci suuf am kenn ko toogoon ca jotaay ba ne ko yàlla moo nuy firil al lubb parce que dafa ni xam nga ñun ci arab dañuy wax lubb mooy xel Serigne Cheikh ne lubb du firi xel mooy li yàlla def ci garab ba mu koy mën alimenter ba boo fa daggee car bi dellu siwaat xam nga xel mën na nekk ci yow te dina bu accidenté ñu handicapé ñu amputé sa loxo te loxo bi du saxaat Serigne Cheikh ne lubb mooy li yàlla def ci xel ci la ñuy jëlee loolu donc façon xam-xam yooyu keroog mu yëkkati nag ci conférence bi may wax mu yëkkati mu ne aqimu banni ummi sudura matiyikum daal di laaj nit ñi ñi fa toogoon ay kàngam rek toog fa mu ne lan la banni ummi di tekki maa ngi bëgg a wane dimension intellectuelle am ak ni mu déggee xam-xam keroog Baye Ndiasse Mbaye ne ko ñun ñëpp doomi daara yaa ngi fii toog mais ñëpp sama doomu ndey li koy firi mu ne lañ koy firi mu ne def ngeen erreur du firi doomu ndey doomu bàyyi lay firi al umm mu ne du firi doomu ndey mais doomu bàyyi lay firi mais expliquer ko nag explication bu leer bu ñëpp nangu parce que mu ne gàcceeg biir néeg doomu bàyyi koy fay donc pour wan la ni la dimension intellectuelle am kenn du ko werante kon doo toog ci penc ba nit mën la wax ni la Serigne Cheikh amul xam-xam mais li ko may lan la ci ñaar la ko jëlee bu njëkk bi mooy tànn kilifa te naxul kilifa gi moo wax ne ci làmmiñu boppam mu ni ba ma jaayanteeg Serigne Babacar Sy ba fii nu toog di waxanteeg yéen amuma beneen kilifa bu dul Serigne Babacar Sy radina bihi cheykhan ila axiri daari
mu ne ba ma jaayanteeg Serigne Babacar Sy tamit lépp lu nga xamante ni bi ñu dul dara ca lañ ma bàyyee waqat farra anni hiina bàyyaatu xiilaanu donc kon dimension xam-xamam foofu la ko yàlla tegal way na arab ak wolof boole leen li gën jafe ci jamono te arut bi dammul naxwu bi dammul balaaxa bi dammul dara ci dammu ci doomu soxna la boo xamante ne bi li ko yàlla defal kenn mënu ko werante. dama nekk université nekk fa première année ba licence chaque jour bu ma jëlee oto jóge sunu kër dem jàngi romb relais dem jàngi di dégg nit ñi damay dem ci xeer ba damay mës nga dem ci xeer bi ma ne déedéet saa bu ñu ma waxee mës nga dem ci xeer bi ma ne déedéet pendant 4 ans bés ma xëy rek mel ni dañ ma ne tey da ngay dem ci xeer ba ma ne tey moom il faut que ma dem ci xeer ba ma jóg sangu solu daa di génn jël P10 ndax moo may wàccee relais su ma wàccee ma daal di dox jëm ci kër ga bi may jubal jëm ci xeer bi xam da ngay romb buntu kër gi soo ko egg ci xeer bi ma romb buntu kër bi may ñëw yam ci buntu kër gi am ko ubbi buntu kër gi xaw ma ku mu doon ba tey jii may wax nii fàttalikuwuma kan la xam naa ne daal blouson la sol loolu moom wóor na ma que nit ki blouson la sol mais xam nga teggin mooy wane ni booy ñëw ci kër même boo duggul bu nit ubbee tamit da ngay nuyu nit ki ma nuyoo ne salaam ñëw ba ci moom jege ko ne ko salaamaaleykum nit ki ne ma aleykum salaam bismillah ubbil ma buntu kër gi ma dugg moom mu tëj buntu kër gi génn dem yoonam ma ne te sax taxaw ci kër gi mais ma topp yoon bi ba agsi ci néegu Baye Omar Samb c'était la première fois ma gis ko ñu toog waxtaan yàlla dogal mu nekkoon sama xaritu maam ñoom ñaar ñu xamante mu xam lu bari ci sama maam bi jur sama waajur bu góor lu bari ñu présenté wante yàlla dogal mu mel ni déclic nag bés boobu tooguma ci xeer ba ñaanuma ci xeer ba bi ma fa jógee noonu laa dem jàngi bés bu yàlla sàkk yenn saay bu ma amee jot ma dem fa ndax Baye Omar Samb tamit dafa nekkoon koo xamante ni sama xarit la woon dama fa tànn teel a dem bu ma demee ñu ci bari duñu ñëwagum heure bu mu fay jóge yenn saa yi ñi fay ñëw ci lay fekk ñoom ñuy dem ba bés ma agsi mu di ma woowee beneen tur ma naan sama xel maam de tey dafa naax ñuy waxtaan di waxtaan ba mu yàgg mu ne ma yow boobu ba léegi maa ngi lay woowee beneen tur mënoo fexe ba wax ma lan moo tax ma lay woowee beneen tur mënoo ma ko laaj ma ne ko man kay jaaxal na ma mu ne ma waaw kañ kay danga ma koy laaj boo ma laajee man ma wax la lan moo tax ma lay woowee beneen tur ma ne ko waaw lan moo tax nga ma koy woowee mu ne ma dama duggoon dem ci sa maam mu laaj ma ne ma ana Ummu Salaama ma ne ko xaw ma ko mu ne ma xam nga ko bés bu yàlla sàkk mu ñëw fii bés bu yàlla sàkk nga jottali ma nuyoom xam nga ko bu baax nee na moom mu insisté ni ko xaw ma ko ba ñu wax li ñu war a wax ba pare mu waxaat ko ne ko xam nga Ummu Salaama bi mu ko joxaatee ay yeneen tegtal ci la ko ni Salimata ngay wax mu ne ko déedéet tuddul noonu Ummu Salaama la tudd wolof mooy yàq tur moom Ummu Salaama la tudd mbir mi nag egg ma foo xam ne parce que man maa ngi ñëw ci kër gi xaw ma ni moom xam na ni maa ngi ñëw ci kër gi xaw ma ci dara après nag am na yeneen yu xew yoo xamante ni mënuñu ko wax fii yu baree bari. ci wàllu anecdote rek loo xam ne c'est personnel sama histoire ak Maam Cheikh mooy man bokk naa si njëkk commencé numériser ay cassettes donc cassettes yi ngeen di dégg yu bëri c'est moi qui l'avais numérisé man ak sama benn xarit bu ñuy wax Maam Khalifa Diène donc on est resté 2 ans à numériser toutes les cassettes de Maam Cheikh yi nga xam ne moom la parce que am na cassettes yoo xam ne dafa nekkoon si ay bandes yu mag yoo xam ne RTS la jóge woon on a passé beaucoup de temps ak cassettes yi nga xam ne dafa nekkoon ay vidéos boobu bu njëkk ba ay bandes magnétiques moo amoon donc bandes magnétiques yi ñun on est resté presque 2 ans à numériser et les vidéos et les audios donc yi ngeen dégg yu bëri tey yu si bëri ñun ñoo toog di ko numériser am na cassettes yoo xam ne sax demoon na presque bay waaj a yàqu quoi donc on est resté beaucoup de temps à numériser les cassettes donc bon kii di numérisation quoi di écoute parce que kon Maam Cheikh kon defe naa ñun on a presque passé suñu dund yëpp di ko déglu quoi
olof nee na seeres mbay dàgga. lan mooy seeres mbay dàgg mooy bu ñu nee nawet bi neex na xool ko fa ñuy bojje mooy montré ni nawet bi neex na maam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu toogee di wax doo gis mu yor kayit te li muy wax ci boppam lay génne kon donc loolu lan lay signifier mooy li mu jàng mi ngi ci biir dënnam loolu nag dafa am lu koy maye li nga jàng mu des ci yow ba du rëcc dafa am lu koy maye mooy sa digganteeg sa borom day sell sa vie mystique dafay nekk lu am solo maanaam sa vie mystique day nekk lu am solo vie mystique bu am solo mooy lan mooy sa digganteeg sa borom dara du ci manqué da ngay jokkook sa borom du la rëcc doo ko rëcc loolu mooy tax li nga soxla ci xam-xam soo ko xamee ba noppi day dellu si imaamu Shafii radiyallahu taala anhu dafa toog ba mu yàgg mu ñëw ci sëriñam ne ko sëriñ bi man daal dama seetlu ni su ma jàngee dara su ma ko bëggee indiwaat daf may échappé mu ne ko non sa diggante yàlla moo war a taxul sa diggante yàlla moo war a taxul parce que xam-xam leer la te leer bu lëndëm ñëwee gane si ko da ko éclipsé donc loolu moo ngay gisee vie mystique gu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxuma muy toog naan nangam dina xew loolu di xew mais nit ki ci diggante xam-xam bi ko yàlla jox mu jàng ko du ko soxlaa di ko génnee ci manière bi mu koy génnee dëppale ko ak jamono mu ñëw indi aaya alquran bu yëkkatee aaya alquran wala mu yëkkati benn xasida benn bayt ci bayt yi kenn mënu la wax ne la nii la koy tekkee tànk tekkiwu ko ba pare. man nag damay posé wu des questions ba léegi aw ma ci réponse question yooyu mag yu bëri ñoo ci yem il a brossé publiquement mais leeralu ndax dafa wax ne ala bayda kaana ijtimaa'una min qabli xalqi al-xalqi wal arshi qad kunna tarakna al-bihaara az-zaaxirati wala nee na borom kaale yeeg borom manto yi ci teru bi wax leen ne suñu dajee seenu ma leen fa woon yan daje la ak fan la daje yi am. côté nitu yàlla moom wax na ci làmmiñu boppam mu ni mu wax ci ba làmmiñu boppam mu ni damay waxtaan ci daairatul ihaata ay domaine ci këtu mystique la mu ne dafay waxtaan ci daairatul ihaata am benn woy juram mu ne góor gi yónnee ndaw ci moom ne ko est-ce que waxal cheikh ne ko est-ce que daairatul ihaata tuutiwul teelul ci moom pour muy wax daairatul ihaata non nee na ma daal di reetaan ak noppi mais moom mu teg ca ci biir waxtaan ba mu ni daayiratul ihaata munul teel ci man ndax Ousmane Kane a tax. mag ñi rek am na daje yu ñu daan am ci daayiratul ihaatati waaw ndax mos na ko wax sax ndeysaan Alaaji Mansour xaw ma kan la yónni ci moom Serigne Cheikh ne ko est-ce que daayiratul ihaata teelul ci moom mu ne ko du teel nag ndax sama turandoo yi tax nga même si Hadj Malick am na fu mu ko bindee fa daayiratul ihaatati man xawaaha alayhi sabr sabirin kal kiram waaw fa ñuy daje seen sénat ba moom mu tudd ko publiquement waxu ko bëccëg waxu ko guddi waxu ko ci biir nekk publiquement la taxaw ne mag ñi fañ daan daje ca sénat ba dañu mujjee légiférer tëj ko boo demee ci bunt ba nangam lañ ca bind waaw mooy am na waroon def examen sëriñ si laaj leen fu bunt sénat ba féete danaa dañuy at mi duñu bëri de c'est-à-dire loolu ça nous rassure ci proximité bu mu am ak yonent bi ci proximité ak bu mu ànd ak am ak cheikh ak ci proximité bu mu ànd am ak bépp nit yàlla. donc nga dégg ca ban nuurun ala nuurin ku Serigne Babacar Sy jur Ousmane Kane jur la munul ihaata munul tuuti ci yow ndegam ñun ñi nga xamante ni bii seeni soppe lañu matuñu leen sax njaboot mais seeni soppe lañu léeg-léeg ci seen leer yàlla dinu baaxe dara. kon ñoom ñi ci juddu sangu ci biir géej gi naan ci kon loolu du nekk seen problème bi ci des ci côté mystique bi lu mu la mas a wax ni mi ngi ñëw teg nga ci sa bët am naa benn mag bi ñu waxee ci benn élection ñu ne nanu woteel diw bu ñu woteel diw te Serigne Cheikh ne woteel leen diw nit ñi dem def li leen neex ba tey ji Sénégal a ngi dund conséquences yi. beneen bi tamit mu ne man jullit laa taalibe yonent bi laa waaye Ansa ibn Maryam gàddul naa ko mbuusam bis
kon dafa mel ni moom am na beneen dund bu dul suñu dund bi man question yooyu la maa ngi creuser nag boobu ba léegi mais ba léegi amaguma ci lu ma téye lu dëgër. toog ci barab ne yonti yàlla Isa yanul naa ko mbuusam rendre naa service yonti yàlla Isa loolu ku yàlla mayul kashfu yàlla mayul a wilaaya mënuloo wax noonu. comment se fait-il que mu nekk fii ak ñun di dund ak ñun Insa ibn Maryam bu dund ca des siècles à l'avant mu ne la gàddul naa ko mbusam bis te bëri na taalibam boobu ko deful kon kii dépassé na li mu wax ne am na ñoo xam ne temps ak espace tënkatu leen kuy njabootam nag noonu yooyu war nga ci xalaat waaw ba léegi mu waxaat loo xam ne ay questionnement la ba léegi doo ko mën a répondre ci xaala rasulullahi yawma nuzulihi ndax ismu ishaara ci ñun ñi jàng arab xaala ki nga jàkkaarloo nga koy wax mu wax ko ci xaq yonent bi tabassiman faraxan bi safi malaayikin basatu ilayka akufahum bi tafaali di reporter bi cheikh dafay ascension nocturne yonent bi fekkee ko malaaka yi di jël salaatul faati loolu nitu kase man de wax dëgg yàlla moom maanaam doy na ma daal waaw dañ naan tippoo naa ko te gisatuma lu ma ko mën a weccel ci kaw suuf ndax il a fait ses preuves sur tous les plans rek waaw donc nettali bi cheikh demee ca kaw def ascension visité la ko aljana yi visité la ko safara yi malaaka yi ñëw tàllal seen loxo mu joxe leen salaatul fatiha xurul ayn yi fekkee ko ba burdu ya yonent bi jox cheikh mu wax ko wax cheikh ni kanamam mel wa bi wajhika saafi bi wasfin baahir umul kitaab bi xattiha nuraani loolu su la nàmpalul ci spiritualité doo ko mën a dund am na loo xam ne du lu ñuy firi mais lu ñuy dund intérieurement la te nàmpal nañu ci alhamdulilah. sama mag boobu da doon wax ne góor gi balaa ko Sénégal di yey parce que dafa wax ni natiija yi lay jëkk xam ci muqaddimaat yi ki yàlla may nag muy xam fi yëf yi di mujje avant muy yegsi sëñ bi foofu la cëru yàlla mën a yem donc moo tax mystigam loolu benn la ci bi ci des mooy ni mu xamee li mu yor te wóolu ko benn bis feeñ na ci keroog bu ñu bëggee tabax jumaa Tiwaawan te ñu ne jumaat yi kenn waru ko fee tabax parce que sëriñ si lii la ñu wax politique yi lii la ñuy wax lii ak lii ban baat la wax dafa ni bu ñu leen tàggeewul yàlla jumaa ji dina am. waaw waxit yu compliqué tamit ba léegi nga xam ne académiciens yi ñëpp dugg nañ ci seeni laboratoire xool waaye ba léegi mënuguñ ko décortiquer ci baaxul tasiru tanaxula ñu ngi ciy wax boobu ba léegi mënuñu ko jeexal waaw wax ne tuyat bi tawraatil karim ñëwoon na ci tawraat ñëwoon na ci injil waaye wa ataa biha sab'ul masaani asuman yàlla jël ko tasaare ko ci biir faatihatul kitaab jox ko ndax moom dem na ba am formule magique bi wax na ko waaw nee na sama turandoo jox na ma ko waaw moo mën a def tasarufaat xam nga dafa am lu ñu tuddee alchimie am lu ñu tuddee magie noire magie mooy nga fexe ba maanaam imagination nit ñi nga jaxase ko mooy di yàlla defaloon Moussa ca yatam Moussa bosam réalité la woon mais ñamu jamonante woon lu woon réalité donc sëñ Cheikh nag nee na man topp naa loolu ba sama turandoo defal ma ko ci faatihatul kitaab ba lu ma bëgg rek mu fekk si ma fa adaal qalbu shay'un qaadahu naawal magaani sama turandoo defal na ma loo xam ne ci sama xol lu ma maanaam dootuma fekki dara waaye lépp may fekk si waaw ci gàttal ci biir ara malikan indi na ko ca buleel indi na ko muy ñeent yi foofu la ñuy tëjee muy al aql ak ruux ak qalb ak al jism ku bëgg a dund spiritualité bu jag bu parfait
fokk yi nga maîtriser ko moo tax c'est pas donné à n'importe qui nga woote pour defal nit ay tarbiya ñeenti yi ma tudd ku ci mënul agir à distance waruñu la topp da nga war a topp muy al aql ak al ruux ak al qalb ak al jism ku ci mënul agir à distance waruñu la topp da nga war a toppee te moom yàlla defal na ko mu mën ci agir à distance ndax ñun ñëpp loolu la ñu defal amul benn yoon bu mu toog ak ñun ci saal bi ñu jàngal li ñu teey ci ay jataay yëpp à distance lañ ko defal te alhamdulilah rabbil alamin waaw ñu ne al aql lan moo koy jëriñ ñu ne al aql al ilm moo koy jëriñ muy xam-xam ñoom ñaar ñoo ànd ñu ne ar ruux lu koy jëriñ ñu ne ar ruux ak nuur moo koy jëriñ muy leer ci jàmm leer gi ngi jëlee ci jàmm yàlla ñu ne al qalb nag lu koy jëriñ muy al xubb muy cofeel bu muy sopp borom bi subhanahu wa taala waaw moom sax def na ci asida tasir wala al xubb orjubatul kaw waaw ca la defee ñaanam bu rëy ba wa fii xubbi xayril alamina wiqayatun waqaana bihi bari azal insi wal jinn man créetuma dara de man ay ñaanam rek lay jël prêt-à-porter xam nga prêt-à-porter moo gën nga dem ci ñaw ku am xew bu ne këtt ne jon te temps bi mayetu la nga dem ñawlu ji dem ci prêt-à-porter bi jël sur mesure bi dem moom il a fait ça pour nous waaw bu dee al jism lan moo koy jëriñ mu ne al amal travail l'action yëpp nag mu tënk ko def ko ci cadre defal ñu ko ci biir daayira bi kon c'est à nous de perpétuer l'héritage bi ci des moom rek moo nekk xale ci biir réew mi doon xalifa cheikh ba noppi bàyyi ñeneen ñi kenn ku ci nekk di doxal ci tariqa bi li la neex te génnewul benn doomu aadama te nekk xalifa cheikh te xalifa cheikh du xalif yii ñuy tuddee xalifa yii parce que cheikh day am ay soldats mais dina am général yi nag du ñu nekk ñu baree noonu kon nag alhamdulillah loolu mooy côté bi nga xamante ni bii mooy côté mystique am nekk côté xam-xamam mais beneen côté bi ci des mooy li mu fi bàyyi nan lañ ko mën a jëriñoo dafa am domaine yoo xam ne kenn mënu koo jëriñoo te jaaroo fa nit ñi di jaar bu njëkk bi mooy mënoo wax ne mën naa alquran te amuloo ci maître bu lay jiite ci alquran cër yi tamit mënoo koo jëriñoo lu dul da nga am koo topp ci ginnaam jamono bii may waxanteeg yow xaw ma ci kanam xaw ma ci kan mais jamono bii képp ku bëgg a jëriñoo héritage yu Serigne Cheikh ku ko bëgg a jëriñoo foog nga déglu Serigne Moustapha parce que lu tax mooy li mu taawu xam-xam ba ca Serigne Cheikh cër yi ca Serigne Cheikh lépp gi ci Serigne Cheikh dañuy wax ni golo dafa jékki-jékki mu yàgg rek mu jël seetu bi di day seetu golo mu jël seetu bi ne day seetu doom ji nangu seetu bi nëbb ko li ma lay wax ni Serigne Moustapha moo na ko jàngal mu jël doom ji jël seetu bi nëbb ko yaay ji ne ko doo indi seetu bi damay seetu mu ne ko déedéet looy def mu ne ko damay seetu mu ne ko jaru ko xoolal sa kanam rek xool sama kanam benn lañu loolu nag mooy bi ci Serigne Cheikh bi ci Serigne Moustapha képp ku bëgg a jëriñoo enseignement bu Serigne Cheikh foog nga déglu Serigne Moustapha sinon di nga mën a tari paroles yi mais doo xam contenu yi loolu la yàlla dogal bi ci des ci jëriñoo ko mooy tënku ci cadre bi mu tënk benn cadre rek la mooy nangoo nekk njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nangoo nekk njabootu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam foog nga topp li nga xamante ni bi moom la tëral mais Serigne Cheikh nekkul ne dafay bind ay téere pour ku ci jaar mën a jàll déedéet benn mode de vie la utoon boo xamante ni bi nit ki bu ci jaaree ci lay jëriñoo leer gi ci lay jëriñoo xéewal yi ci lay jëriñoo sutura yi mooy lan mooy gàtt sa tànk gàttal sa làmmiñ di dugg ci li nga war a dugg ba noppi favoriser xam-xam ak jikko lii la fi nekkee woon. donc bon man li ma siy analyser moom mooy maam Cheikh ñun daf ñuy libéré moom enseignement am daf ñuy libéré parce que au delà du physico cérébral bu ñu nekk ñun nii daf ñuy libéré quoi
daf ñu yóbbu au delà de ça parce que moom waxuma la universalité mais daf ñu dugal ci benn interuniversalité c'est-à-dire ak yeneen univers yi parce que moom loolu lay wax moom dimension boobu la ñuy yóbbu donc ñun defe naa pour perpétuer enseignement Mame Cheikh defe naa yooyu yëpp dañ ko war a dégg parce que ce n'est pas seulement d'accumuler et de restituer ñun ñu bëri ñun loolu la ñuy def ñun ñëpp dañuy tari li mu wax di tari li mu wax mais je crois que au-delà de ça enseignement dañ ko war a yóbbu fépp enseignement ñun ay modèle lañ ci quoi dañu dëgg lu muy wax mais aussi dañu war a incarner li nga xam ne moom loolu lay wax parce que moom loolu la créé benn nit boo xam ne symbiose la boo xam ne au-delà même des identités parce que man chaque fois damay wax sama xarit man je ne crois pas aux identités moi je crois aux identifications on peut s'identifier à des choses mais l'homme est au-delà même de lu ñu war a imaginer quoi donc Mame Cheikh loolu la ñuy defal daf ñu defal ba nga xam ne ñun dañuy nekk nit ñoo xam ne fu ñu dem war nañ fu nekk ñu nekk ay symbiose yoo xam ne dañuy libéré wu ci yenn entrave yi donc kooku enseignement bu mel noonu je crois que adduna bi loolu la soxla actuellement nii adduna bi la ñu bëri na ñu ngi koy jéem a jëlee di def ay kii mais moom modèle bu mu créé modèle bu mu créé gisuma ko fenn modèle bi nga xam ne parce que ñun ñëpp mun nañu wax ak tubaab bi mun nañu wax ak indo yi mun nañu wax ak ku ne mun nañu wax ak te duñu perdre te li ñuy doon ñun dañ koy doon defe naa symbiose boobu mu créé nag ñun loolu la ñu war a jël yóbbu ko parce que parce que Socrate mosul bind mais Platon moo bind moo yóbbu ay pensées Socrate fu ne ñun nag loolu la ñu war a nekk ñi nga xam ne enseignement Cheikh dañ ko yóbbu au plus haut niveau ñu yóbbu ko ba ci université yi gën a kawe parce que loolu la mérite pas ñu ngi toog nii rek ci guddi aji may toog ci basang yi di ko wax mais dañ ko war a yóbbu ci beneen dimension bu gën a kawe xam ne nekkatee àdduna bi loolu su ko déglu woon jariñoo ko mun nañ libéré wu ci li nga xam ne moom moo nekk yëpp moo ñuy entravé waa ko daal loolu mooy ñun en tant que jeune ñun ñii ak yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen loolu mooy suñu liggéey nañ ko déglu bu baax di ko déglu méditer seen enseignement am fu ñu ko war a yóbbu ñu yóbbu ko fa ko. dundam yëpp loo si jël rek dina la mën servir de viatique de patrimoine boo xam ni dina la mën servir yow sa vie au quotidien mu mën la jëriñ te moom laay faral di wax dama naan ñun ndaw ñi li nga xam ne moom la ñu mën jëriñoo carrément ci enseignement am mooy si dafay dugg si ñaari aspect bu si jëkk mooy da ngay fexe ba Serigne Cheikh li nga xam ne yëpp moom la réalise ci cadre dundam wala li nga xam ne moom la jàngale ci ay enseignement am nga fexe yow nga incarné ko d'abord c'est-à-dire sa dund au quotidien li nga xam ne moom la jàngale yow nga koy dund mais doo ko def benn genre littérature buy di visiter rek de manière occasionnelle mais da nga koy def dundin boo si tabaxee sa dund nag dina la jëriñ sa bopp mais loolu noonu boo ko respecté dëgg dina def jeexital ci yow boo xam ne dafay am continuité ci biir penc bi te mooy di nga jëriñ sa bopp di nga egg ci benn dimension boo xam ne di ngay jëriñaale penc bi te doo ko def sax ci cadre boo xam ni dafay nekk loo xam ni da nga am loo ciy wut mais respect bi nga respecté enseignement am te topp ko rek moo lay yóbbu ci dimension boobu noonu sans pour autant yow nga wut ci dara donc loolu noonu mooy li nga xam ni doublement ngay gagné ci booy nekk ki nga xam ni moom ngay topp ay enseignement am te mooy li mu doon wax da ngay nekk le prince héritier de 2 empires mooy avoir bu njëkk bi mooy avoir le cœur et le corps solidement liés à la terre mais en permettant ainsi à l'âme de faire la conquête des cieux te mooy di nga nekk nit koo xam ni ci cadre spiritualité te mooy tawhid Serigne Cheikh dina la permettre nga jàng ko xam bu baax ni ngay jubawee ak sa borom d'une manière générale ci cadre économique wala boog ci cadre sociétal ci cadre penc bi tamit mën nga Serigne Cheikh boo toppee ay enseignement dina la wan naka ngay mën dundee ci penc bi mais nga jëriñ sa bopp tamit mën jëriñ sa ay morom. donc sooy xool bu la koy netti day mel ni koo xam ne il a vécu plus de des centaines d'années te presque ci 92 ans yi ci la maanaam def lii mu jot a def yëpp li ci am solo nag mooy defu ko mu nax saay dafa def socle bu dëgër boo xam ne maanaam jóge na fi waaye tey la fi dafa mel ni tey la fi gën a nekk. li ma gën a marqué nag man ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mooy du weddi boppam loolu rek moo ma gën a marqué ci moom ba ma ko dalee suivre ba léegi du weddi boppam keroog ba mu waxee ni Serigne Moustapha mooy seen kilifa mooy seen patron ba léegi déggaataguma ci làmmiñam mu ne déedéet mu ne nekkatul seen patron te gis naa fi ñu fal folli leen Seydina Abou Bakrin faloon na Khalid ibn Walid bi Seydina Omar ñëwee wéyal ko ba mu yàgg mu xëy folli ko digg bëccëg ndara kàmm la ko wax
ñëpp gis ne folli nañu Khalid ibn Walid mais Serigne Cheikh bi mu nee seen grand patron mu ngi nii mooy Serigne Moustapha ba fii may waxanteeg yow folleegu ko moo tax kàddoom googu moo ma gën a saf ci ay kàddoom ndax kam ñu boole loon ba nekk na fi ba ni mu fiy jógee neewul changé naa ko kon nag loolu moo ma gën a yitteel ci moom ba noppi boole ca ñaanal ko ne ko Moustapha yàlla na la yàlla sagal ni nga ma sagale nitu yàlla nag bu la defalee loolu kon nag alhamdulillahi rabbil alamin waaye am nañu chance boo xamante ni dañ koy sante yàlla mais surtout sante ko ndey mbëll gi muy a Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy hafizahullahu taala wa yadahu waraa ndax kat moom moo considéré xutbu zaman boole ñu ak moom ñu dund ak moom loo xamante ni xam naa ñoo xam ne doon nañu joxe seen bakken pour mën a dund benn guddi bu ñu am ak Maam Cheikh te duñ ko mësati am kon nañu war a sant yàlla sant Serigne Moustapha ñaanal ko. nga defee daal vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax dafa doon personnage boo xam ne on peut pas parler de lui en un laps de temps donc yi ñu fi wax yëpp benn bu ci nekk mën nañ ci def ay séminaire ci ay semaine te du jeex bon yàlla taas ci barkeem ah yàlla maanaam bàyyi teg loxo njabootam gi mu bàyyi gannaaw li mu œuvré bàyyi ko fi ci dundam yàlla bu mu yàqu ci gannaaw waaw yàlla yokk leer yàlla def tawfiq yàlla def taysir yàlla def ijaaba yàlla def qabul kon yàlla faj aajo yëpp yàlla def tawfiq yàlla def taysir yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla nangu ñaan yëpp bi jaay sidina Muhammad allahumma salli ala sidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nas al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin